waaw Fadam. lool mais ñu gis benn champion boo xam ne nii bëri na ak Modou Lo sax Modou Lo daal bi ñaari yoon. muy Eumeu Sène. waaw te saa yi ñëw ci làmb day indi benn xeetu forme bu jaaxal ñëpp. ba fii ñuy wax ak nii bokk na ci mbir yi gën a taxaw ci làmb pour yi toll. waaw Eumeu Sène lan nga ñuy wax ci moom te lan moo tax en général benn combat bi ku mel nii tey jii Modou Lo di ko daal lu waral loolu. xam nga Fadam nag yaa ngi may dox ay question pièges yoo xam ne si franchement pour répondre ci xam nga làmb dafa xaw a doy waar parce que yow gën xam nga ci lu bëri parce que làmb à part la préparation physique y a la préparation mystique mais Modou Lo mais attention mais dama ne la c'est-à-dire que xam nga mystique même boo xam ne si bu dee atteindre la bu dee amul sax le fait que mbër bi gëm ni que waa ji da koy jàpp mystiquement psychologiquement da koy affecté ba làmb ji te psychologiquement bu dee da nga am da la impacté psychologiquement jour làmb ji doo nekk parce que pour nga mobiliser say qualités physiques il faut que psychologiquement nga stable am confiance ci sa bopp donc donte bu à chaque fois bu dee da ngay douter rek ça veut dire que y a un côté boo xam ne si côté mystique la moo tax nga gis mbëri ñuy moytu lu nekk te seen moytu daw yooyu ñuy daw mën na leen ci génnee mën na leen ci ñàkk génnee lu mel na par exemple Eumeu Sène gis naa ko temps yi mu nekk ci état de forme boo xam ne si état de forme bu nice la bu nice bokkul ak état de forme boo xam ne si moom la war a am pour dem compétir yi parce que xam nga defar sa carcasse ba mu rafet c'est bien beau mais est-ce que carcasse boobu noonu méngoo na ak li nga xam ne si li lamb bi nga war a am moom lay laaj gis naa ko muy évoluer ci côté vraiment physique am loolu am solo la parce que da koy gën a renforcer psychologiquement jamono jii nii nee naa mën naa ni sax jamono jii nii ku muy taseel Eumeu Sène am na par exemple si côté chance 70% de chance wala 80% de chance parce que lan la dafa tegale ay victoire dafa jóge ci victoire te victoire yi muy jógee da koy gën a may doole pour que mun a gën a concentré wu ci entraînement am dafa gën a nekk à l'aise aussi loolu lu am solo la boo xoolee hygiène de vie gis naa ni ko am na ko Eumeu Sène gisuma ko muy lambari ci dëkk bi gis naa ko day respecté ay heure entraînement bu entraîné day ñibbi gis naa ko aussi tamit mu am staff boo xam ne si dañ ko wër loolu lu am solo la ci mbër mais est-ce que force boobu noonu nga xam ne si moom la am est-ce que force boobu noonu lay demander par rapport ak adversaire am yi muy ñëw looloo tax nag préparation yi baax du même préparation nga war a préparer pour adversaire yëpp donc da ngay xool par exemple par rapport sa adversaire li nga xam ne si yow ëppalee na la ko Fadam ku nekk lim la ëppalee yow da nga koy xam. mais tey jii su ma doon waxee la Modou Lo li muy ëppalee Eumeu Sène ci wàllu entraînement ban côté nga ñu koy wax pour ñu mën a xam ndax dañuy gis ne Eumeu Sène fii bëri Modou Lo day jekk loolu waaye bu ñëwee Modou automatiquement da koy gën a nekk à l'aise ci combat. mais loolu secret la Fadam mais loolu kenn du ko vilipender loolu kenn du ko vilipender vraiment mu Eumeu Sène sama fans la dëgg parce que man képp ku fonk entraînement da ngay nekk dama lay fan côté boobu noonu mais quand même contre Modou Lo moom nañu bàyyi rek mu nekk loo xam ne si bu Modou Lo ñëwaatee tamit da koy daan rek incha allah Modou Lo bu ñëwaatee rek daan ko Eumeu sama gaañ nga lool dama lay supporter macha allah mais ñu bàyyi noonu rek ñu bañ lay jox secret bi ngay préparer comme ni nga doon préparer Modou Lo rek incha allah. muy combat bu jaaxal Sénégalais yi diggante Ama Baldé Gris Bordeaux. mu nekk benn combat boo xam ne nii combat bu sensible la. nekk combat boo xam ne nii Sénégalais yëpp ñu koy xaar. Ama Baldé nekk xale comme diggante Balla Gaye 2 Boy Niang mais ba tey jii Ama Baldé ak Gris Bordeaux bokkuñu Gris Bordeaux dafa fort ci xeex. mais Ama Baldé dafa fort ci song. te ñoom ñaar ñu war a daje te Ama Baldé fu mu dajeel da lay imposer. waaw loolu nan la ñu ciy wax. en tout cas ñaari combat yooyu bu dee ñaari côté yëpp. Ama am na chance trop ci côté Gris Bordeaux mais na def attention bu baax parce que Gris màggatul bu dee côté Gris man bu ma doon damay am lu ma koy digal gisuma ku koy entraîner gisuma coach am gisuma kii mais j'espère que am na un très bon coach bu koy préparer parce que ki mu jëm nii dafa am lu ñuy wax force vitesse mooy li ma doon wax sànq force vitesse pas force explosive congam yooyu muy song 1-2 mu jël sa tànk loolu moom la ñuy wax force vitesse balaa muy jëli
te Gris gis nañ ni ko bu dafay concentré wu trop ci dóor yi te plus ngay focus ci ay xeex da ngay fàtte si sa da ngay fàtte sa suuf te bu ma ko day am lu ma koy conseillé na bañ a focus ci xeex bi bu baax te mu bàyyi xel booy bi jox ko cër xam ni que dina bëreeg moom mu indi technique yi nga xam ne si doon na ko indi bu njëkk gën nañ ko gis ci côté boobu noonu loolu waral na contre Balla Gaye 2 bii nii mu gaañu parce que dafa focus sur xeex bi bu mu ëpp te xeex dafa nekk loo xam ne si li muy yóbbu ci énergie Fadam dafa bari benn coup rek aller retour am li muy mën na day yóbbu pratiquement sa 80% de force bi nga xam ne si am nga ko à l'instant balaa ngay soufflé waat di amaat assise ci say tànk mbër bëy na le lu mel na Ama Baldé par exemple nga xam ne dafa am force vitesse gaaw mën na balaa muy ressaisir Ama Baldé mën na ko fa fekk te loolu li koy may mu def attention ci lépp mooy mu bañ a focus ci xeex bi gën a defaat ay préparation xool li nga xam ne si Ama Baldé am na ko muy ay force am mu jéem ko liggéey moom ci boppam parce que màggategul Gris Bordeaux liggéey ko li nga xam ni si Ama Baldé am na ko ci côté insuffisance aussi tamit Gris Bordeaux yokk ko ci boppam te je sais que booy bi aussi tamit dina focus ci doole trop Ama Baldé moom noonu lay bëree dóoru la nga daanu dóoroon na fii Boy Niang mu daanu mais coup la boo xam ne si voilà dafa doon voilà guy gi aussi mais nekkul koo xam ne si dañ ko reconnaître comme mu nekk xeexkat yu ngande yooyu mais moom day xeex pour bëre daan. mais dama gis ne Gris Bordeaux tey jii boo ko doon conseillé ci diggante ak Ama Baldé ci ban poids la war a bëree ak Ama Baldé ak ci nan ci mu indi bu ma ko doon conseillé mu indi poids de forme am parce que par exemple Gris xaw ma taayam ñaata la par exemple Gris bu dee yow par exemple sa taille dafa nekk 1m80 90 moo la doon conseillé sa poids bu mu romb 105 kilos c'est-à-dire que diggante boobu noonu bu fa sa poids nekkee tu as forte chance de retravailler say qualités yi nga xam ne si gis nañ ni que moom nga amoon nga perte ko day ñëwaat yi nga xam ne si booy bi am na ko nga war nga mën contrer ci côté force dëgg parce que force li gars yi di kii mooy maanaam nga ngande non du ngande kese gis na ni ko ku mel na par exemple Maodo su ma gisee développement bi nga xam ne si ma ngi koy am c'est vrai dafa mën a bëre mais war na xoolaat li nga xam ne prise de masse bi nga xam ne si ma ngi koy jël volume bi nga xam ne si ma ngi koy jël pour que mu gën a mobile Gris Bordeaux mobilité bi nga xam ne si amoon na ko agilité boobu noonu dina koy def ci làmb mais du ci insister trop te bu dee da nga nekk xeexkat loolu waroo ko perte bu dee da ngay dajee ku mel na Ama Baldé war nga am lu ñuy wax force d'endurance parce que làmb ji mën na durer lu yàgg parce que booy bi day miser wu ci li mu nekk xale miser wu aussi tamit ci doole bi nga xam ne yàlla may na ko mu mën a bëre aussi tamit donc bu miser woo ci loolu bu ñëwee ak confiance bi nga xam ne si moom lay indaale voilà que Dieu fasse tout pour que mu jàll ci jàmm et que le meilleur gagne. mais benn combat dañoo gis ne dafa taxaw te bi mu taxawee woon dafa nekkoon combat bu serré bu métti woon ba deret bi bëri amoon. muy diggante Tapha Tine mu defar retour boo xam ne nii daan Boy Niang defar retour bu am doole Tapha Tine war a dajante Bombardier mi nga xam ne nii moom mujjee daan Balla Gaye 2. Bombardier mi nga xam ne nii nekk na daanaan boo xam ne nii te am na benn âge bi mais gars yi nekk ci làmb yu bëri buñ doole Bombardier. combat boobu il faut tamit nga xuus ci tuuti bi doo ko tëj. lu mel na par exemple Tapha Tine. waaw Tapha Tine dafa nekk koo xam ne si vraiment war na ma nekk roi des arènes compte tenu de sa taille parce que nit ki plus ngay élancé lu mel na Balla Gaye 2 xam nga gàttul pour nga am doole maanaam pour nga ëpp doole ci mbër yi day yomb parce que doole dañ koy calculer par rapport ak sa taille sa prise de masse de muscle xam nga dafa wéeku sa doole dafa wéeku ci li nga xam ne si mooy sa muscle doole dafa wékku ci muscle donc boo amul ay muscle doo am doole donc ku mel na Tapha Tine ak ni mu élancé macha allah pour mu ëpp doole ci làmb ji day yomb. deuxièmement Tapha Tine dafa commencé woon bàyyi un peu li nga xam ni moo doon mëninam mooy bëre bi dafa bëggoon dafay ñëw maanaam imposer li nga xam ne si da ko dab muy xeex mu bëgg ko imposer te bu ma dee mooma na boole ñaar yëpp. te ba pare muy bañ a focus aussi tamit ci nekk xale bi nga xam ne si nekk naka xale par rapport ak Bombardier
parce que Bombardier aussi tamit xam naa ko di ko nuyu de passage parce que INSEPS bi nga xam ne si fa laa nekkoon mook ak sëram bi ñuy wax Ndeye Yacine Dia maa ngi moom ñoo fa nekkandoo woon parce que Bombardier macha allah naturellement seen famille noonu la mel parce que maa ngi rappelé wu Ndeye Yacine bu ñu daan def judo dañ ko doon boole ak man parce que góor ñi comme ci jàpp da lay tëral donc du coup nga xam ni que Bombardier macha allah danoo gudd yàlla na ko yàlla lafal cet danoo juddoo masse boobu nga xam ne si moom la am ak force bi nga xam ne si moom la am mais seulement que problème d'équilibre la am ak coordination moom la ñuy wax ay les habiletés motrices te xam naa ne ak MMA bi nga xam ne si ma ngi koy def ak coach professionnels yi nga xam ne si moom ñoom lay fréquenter aujourd'hui Bombardier nekkatul Bombardier bi nga xam ne si moom la dama gis ne Bombardier moom la léppam ci base souplesse la koy lay réalité. dama gis ne entraînement Bombardier yëpp léegi ci base am souplesse lay réalité. kon dama gis ne Tapha Tine mu nekk benn njool boo xam dafa dindi poids bi biir bi li nekkoon ci côté mu dindi ko. loolu tamit bëgg naa nga ko ci côté. mais bien sûr pour que Tapha Tine mën a am ay mobilité ay déplacement gauche ak droite parce que gis na ni que Bombardier par exemple loolu moom moo koy sonal donc Tapha Tine c'est très normal mu gën a wàññi poids am pour améliorer mobilité am parce que day yokk ay agilité am ak yooyu équilibre ak tout maintenant nag côté Bombardier lu tax aussi tamit muy yokk affaire souplesse am ak yooyu parce que yooyu moo doon insuffisance am donc yooyu noonu ala kulli haal bu ko yokkee mais da koy gën a jox une chance par rapport ak ki nga xam ne si moom lay dajal parce que bul fàtte ni aussi tamit daje woon nañu te yeggul woon suuf peut-être ay coup moom moo ko perteloo mais Bombardier aussi tamit nga xaw ma Tapha Tine bu ñëwee bu mu jàpp ni que la woon moo fa ne ba léegi parce que MMA aussi tamit Bombardier jàng na fi ni ñuy esquiver ay coup ni ñuy esquiver joxe coup jàng na ko donc retournement de situation mën na am bi yoon parce que lu tax Bombardier xam naa ni nekkatul koo xam ne si day ñëw rek saax-saaxee boppam nekkatul loolu parce que làmb yi nga xam ne si perte na ko bokk na ci excès de confiance bokk na ci li nga xam ne si moom moo ko perteloo làmb yi parce que du côté doole excès de confiance la excès de confiance boobu moo tax ba adversaire am profitoo ci maanaam li nga xam ne si mooy défaut mooy manque d'équilibre parce que Bombardier en général mooy daaneel boppam parce que ci force am lay daanoo parce que yenn poids yi boo ko amee amoo yenn mobilité yi say tànk sa tànk boo ko sampee doo ko gaaw sempe pour ñu jël ko day yomb boo dóoree coup pour nga delsi day difficile yooyu yëpp benn temps record la boo xam ne si adversaire bi mën na ci profito mais aussi tamit ñu dóor la vite fait nga bëgg a dàqante ponkal du daw ponkal da nga war a samp say tànk daaju parce que bëre moo laaj loolu donc bu ko defee mën na am forte chance comment dirais-je def renversement de situation mais aussi tamit côté bële nga xam ne si mooy Tapha Tine gis na ni ko aussi tamit yaakaar naa ni jàpp na ni la fi nekkoon du la fiy fekkat looloo tax mu dem extérieur gis naa ay type d'entraînement yu muy entraîné mu nekk loo xam ne si lu am solo la mais ñu bañ a fàtte aussi tamit làmb contact la c'est pas parce que dañuy nekk ci àll bi def ay exercice d'MMA parce que MMA n'est pas làmb c'est autre chose làmb contact la parce que boo changé gis nga Fadam mën nga nekk ci salle bi yëkkati lu diis ñu daw loola nga tëb sa xol bi fët-fëti mais une fois que ñu dugal la ci biir arène bi tu rencontres beneen type d'effort c'est-à-dire que cela veut dire que ni que bu dee nekkoo di def ay contact tu vas jamais résister même bu dee da nga doon résister là-bas am MMA 2 heures de temps buñ la indee ci arène bi boo defee benn combat bu 5 minutes sa loxo yi day wàcc boo defee 5 minutes sa xol bi day sonn parce que lamb suuf la bu diis boo xam ne si da nga ciy war a déplacer wu régulièrement contact la parce que da nga war a am ay adversaire contact bi da nga ko war a def pendant un certain bon moment loolu war nañ ko ci boole. comme waxtaan bi dafa neex am na solo ba man mënuma bàyyi. mais man li ma ci gën a sóoraale rek mooy ban conseil ngay wax mbëru Sénégal yi nga xam ne nii tey jii ñoom nga xam ne benn conseil boo xam ne dama leen koy waxandoo ñoom ñëpp ndax yaakaar naa ne tey jii am na yeneen am na ci fël ku mel ni Sa Thiès. effectivement ku mel ni Reug Reug ku mel ni Gouye Gui ku mel ni keneen ak keneen ay xale yoo xam ne ñu ngi fël ci làmb ay Ada Fass ñooñu Zarko xale yooyu di fël di ñëw ci làmb di wanewaat seen bopp ñu gisal yeneen type xale yoo xam ne ñu ngi ñëw ci làmb ban message nga leen di lancé ak ban kàddu ngay dajee. di leen ñaax ñu bañ a gis seen bopp parce que un champion
da ngay modeste. Deuxièmement ñu xam ni que nekk roi du ay fo. déedéet nekk roi du ay fo. il faut nga nekk un très grand champion comme Modou Lo di ko ñaanal mu garder roi bi ba retraité incha allah te loolu lay def moom il en est très bien consciente te incha allah loolu lañ koy ñaanal yàlla. beneen bi mooy ñu wuti coach yu baax. c'est pas parce que da ngay ñëw salle di décrocher 130 kilos 180 200 kilos que boo demee ci làmb ji da ngay mën a maanaam jox li làmb ji laaj. da nga war a am coach musculation am coach boo xam ne si ci wàllu làmb lu mel na Fadam 2 da nga ko war a am parce que coach musculation ça n'a rien à voir ak coach bi nga xam ne si coach contact la donc différents coach yooyu yëpp da nga ko war a am ñu bàyyi di entraîner seen bopp la plupart des lutteurs seen bopp dañuy entraîner seen bopp je ne sais pas danoo nay fay salle wala nu mu demee liñ leen di fay li ñuy yóbbu ci sëriñ si c'est trop. bu la fayee 10 millions nga yóbbu 5 millions ci sëriñ si vraiment c'est trop nga dem gis benn coach nga waxaale ak moom nga fay ko mu jël la en charge loolu laa leen digal te ñu xam ni que y a que l'entraînement y a que l'entraînement à 80% les 20% la moom moo leen di mën a permettre ñu mën a nekk ay champion ak une bonne alimentation tey nelaw di récupérer bu baax a baax a baax a baax a baax jox cër aussi tamit ñi nga xam ne si jiitu nañ leen ci làmb lu mel na ay ñoom Bekkaay ay ñoom Fadam ak ñu bañ a ñàkk kersa làmb ji donc bu ñu ko defee ñu discipliné si seen côté préparation discipliné ci côté relation loolu bu ñu ko defee je pense que fi nu bëgg yegg dinañ fa yegg insha allahu rabbi. jërëjëf Coach Ngom. di la remercier Fadam da nga maa bett nag. amiin yaa rabbal aalamiin. jaajëf merci beaucoup.